xamante ni tey intérieur mi la. kon intérieur yooyu muy génne pour que di wax askan wi loolu ñun ñëpp ñoo ko bokk lii mbirum privé la ñu dugal ci politique ay nit dugg ci dugal ci justice dugal ci assemblée nationale loolu moo tax mu indi fi mu agsi bi ñu demoon tey jii ba nga xamante ni dañ ko yemaloon mbirum privé Ousmane Sonko mi nga xamante ni jàpp na ni dafa demoon fee ci salle de massage bi dem na fa massage la ñu fa def xamoo ko man xawma ko yàlla moo ko xam ñoom ñu jël ni dañ koo violé te ñoom ña ko wax fekki wuñu ko xamuñu ko ñu gis PV yi indi ñu ko assemblée nationale indi ñu ay photo ñun li ñuy mën a sukkandikul jàpp si mooy la ñu jox assemblée nationale ci enquête bi gendarme def ko mooy wane ni lii ñu wax ni loolu amul ñu gis rapport médical yi ñu loolu mën a sukkandikul biñ leen xam ni loolu amul ñu xam ne kii suñu collègue duñ ko bëgg a faagaagal comme ni doon faagal opposition yi ñun ñëpp dañuy manqué pour nekk si ginnaaw pour jàppale ko bi mu jeexee kenn ko yaa ngi sa parti di liggéey man semaine bu nekk maa ngi Touba semaine bi nag yaakaar naa 15 millions au Touba pour que lan pour population bi foofu noonu man loolu moo ma ñor pour que fa ma dëkk ma xam ne au moins maa ngi fay def loo xamante ni askan wa fa dëkk dañuy xam ne lii maa ngi leen koy defal sama ñàkk bopp du loo xamante ni kenn moom ko jox léegi nag li nga xamante ni moom laa si tegaat mooy li nga wax léegi mais ñoom ñaar kenn ku nekk tey da nga nekkoon candidat présidentiel am na maanaam potentiel boo xam ne am nga ko boo xamante ni war ngaa mën a waxtaan ñaari candidat présidentiel pour intérêt réew mi mais pas intérêt personnel waxtaanu Issa Sall ak Macky Sall gis nañ fa mujjee ministre conseil la ko nommé xam nga yooyu Seck ak Macky Sall seen waxtaan gis nañ fa mujjee muy conseil xam nga dafa am loo xamante ni da nga ko bëgg il faut nga dem ko umpale gis nga Issa Sall moo yooy dem waaw ah bon présidentiel xam nga ni parti bi mu bokk jàppale wu ko woon yoo xam nga loolu te parti bi mu bokk am na lu amoon ci njiitu parti bi loo xamante ne avance la woon di xaar deuxième avance bi deuxième avance bi nga ko waree joxe nag sa waaye dafa toog ñu def téléphone ko def ko mel ni pour ko laaj deuxième avance am Issa xam loolu ni comme sama patron mooy def li bàyyil ma def lii dëgg la acca damay dellu siwaat Aliou may ma rek maa la ñaan bu bala moo passé ci foofu damay dellu siwaat sëñ bi honorable sànq bi ñu la posé bi Awa waxee da nga ne ko mbiru privé la boo xam ne dañ cee dugal assemblée dugal ci justice ak dugal ci lépp mais boo waxee noonu day mel ni nguur gi moo ko ci dugal te alors que affaire bi il fallait que mu dugg fa parce que Ousmane Sonko député la même buñ ko porté plainte war a def loolu il faut que mu dem assemblée nationale donc coow li moo yóbbu affaire bi assemblée nationale léegi man li ma bëgg a xam mooy yéen waa assemblée nationale yéen député yi li ngeen doon xeex c'est parce que da ngeen xeex parce que da ngeen jàpp ne lii ñuy tuumaal Ousmane Sonko du dëgg complot la wala procédure bi moom ngeen doon xeex. li ma lay njëkk a wax mooy coow li fu mu njëkk a tàmbale du assemblée nationale. Ousmane Sonko bi nga xamante ni constitution bi ak règlement intérieur assemblée nationale daf ko jox maanaam mbalaanu kiiraay ba nga amul sañ-sañu topp député wala nga convoqué ko wala nga tëj ko ci diiru session bi mu nekk kenn amul sañ-sañ boobu noonu ñoom bi ñu ko xamee waruñu ko woon yóbbul convocation. benn foofu ñoom ñoo njëkk a def erreur. ñaareel mooy bi nga xamante ne indi nañ li nga xamante ni mooy commission de ak kii bi indi nañ ko assemblée nationale mooy pour ñu dindi mbalaanu kiiraay assemblée nationale ñoom li ñu indi ci assemblée nationale dañ see boole wàllu x boobu noonu mooy beneen bi nga xamante ni moom la ndaw si yàlla si Samba Sall mujj yónnee. na boobu tur nekk si woon. mooy maanaam loolu ñuy wax noonu tur nekk si woon. mais bu njëkk bi amoon na tur mais deuxième bi amutoon tur. léegi nag bi mu ñëwee assemblée nationale ñun dafa am loo xamante ni dañuy wax ni boo jëlee ci règlement intérieur assemblée article 53 bi ak 34 bi dafa lay wax commission ad hoc bi ni ñu koy samp ak nan la war dem ak ñaata membre la war a doon mais commission bi dafa nekk maanaam après membre yi ñu ne léegi 11 membres la 11 membres yi ki nga xam mooy parti nguur gi mooy jël li nga xamante ni mooy juróom-ñetti membres yi opposition bi jël ñetti membres yi non inscrits yi jël benn bi muy fukki membre ak ñeent ak benn mais membres yooyu bu si kenn bàyyee dañ ko war a remplacer. am na ñoo xamante ni dañ see am ñaari wax yu bokkul mooy benn bi dañoo wax ne avant ñu koy yóbbu di ko ratifier ci plénière ci leen ko waroon a bàyyi ñoom am ñoo xam ne bi ñu ko ratifier ba pare ci la ñu war a bàyyi. kon ñaari wax yu bokkul la mooy Mamadou Lamine Diallo ak ki nga xam mooy Moustapha Guirassy bi ñu bàyyee dañoo waroon a bindaat kat ci yoon nga xam ne bëgguñu woon yàkkamte ni ñu bindaat président groupe parlementaire benn bokk muy Serigne président groupe parlementaire liberté et démocratie muy Serigne Cheikh ni ko kat ñaar ñi nga joxe woon bàyyi nañ joxe waatal ñaar bu fekkee Serigne Cheikh nanguwut a joxe mais am na ñu bokk ñun suñu groupe ñoo xamante ni tey bu leen neexee nguur gi mën nañu joxe seen i tur ndax loolu daloo ñun si bi ñu nangoo poste président Pape Diop pour mu bañ a nekk maanaam vice président ci suñu groupe ñun ndax dañu léegi yéen joxe leen tur ñun ni duñ joxe tur suñu ngor mayuñu ko président groupe bi ñu joxe benn tur mais am na suñu groupe koo xamante ni dafa wax ni moom nekk na candidat pour remplacer président Pape Diop ñu jox ko mais amoon na tey ji ay sañ-sañ yoo xamante tey bu Serigne Cheikh joxe wutoon ay tur
am na ñu bokk suñu groupe boo xamante ni tey bu leen neexee ñoom mën nañ ni ñun bëgg nañu bokk ci commission bi ci boobaa bu ñu bëggee bokk règlement intérieur da leen di permettre ñu bokk ci su boobaa dañ koy def vote à unanimité boo xamante ni dañ naan kat commission li nga xam mooy dindi malade nu kiraay Assemblée nationale député yëpp wote nañ ko xam nga bu ne député yi wote nañ ko ñu def ko maanaam impugnement international dañ naan kat député dañoo ànd ak Ousmane Sonko loolu moo taxoon ñun ñuy kaas di bañ loolu moo tax bi mu ñëwee commission bi ñee démissionné mu ñëw plénière ñu défendre ko bi wote jotee tamit gis nga nañ ko doxalee ndax dañoo amoon ñaari stratégie mooy benn nañu wax lan war a wax ndax tey jii ci règlement intérieur article 71 bi ak 74 comme 74 Moustapha Guirassy bi mu yëkkati waatee kat ndax benn nit moo amoon sañ-sañ wax muy président groupe moo amoon sañ-sañ wax mais comme ñun xam nañ ni am nañ benn stratégie ci article 114 bi ñu ne Moustapha Guirassy jël ko moo tax ñaari nit wax ci groupe bi ñaari nit yooyu bi ñu waxee muy président groupe bi daal di wax ni affaire bi Moustapha Guirassy ak sëñ Cheikh Moustapha Guirassy bi mu waxee ni xam ngeen ne yëf yi jaarul yoon daal di développé la war procédure boobu nag loolu moo tax que ñun bi loolu paree ñun tamit si ñu ko règlement intérieur permettre ñu daal ni nañ dugal recours conseil constitutionnel ndax loi bu jàll Assemblée nationale wala loo xamante ni tey lu ko mooy administration la du si administration bu jógee bu ja ci assemblée léegi député bu nekk am nga sañ-sañu attaqué ko ci kaw bu fekkente ne am nga nombre député la laaj 17 députés ñun ñëpp ñu daal di signé dem yóbbu ko conséquence déposé ko xam nga conséquence Macky Sall ndax conséquence bu tàkk si àddina ci Afrique réew mu tàkk conséquence moo la taal ndax moo lay jox verdict tey suba mu joxoon la Côte d'Ivoire moo joxoon ni kii moo gagné tey jii mu jox waa ni kii moo gagné constitution boo xamante ni conséquence boo xam ne bi fi Macky Sall toogee ba tey musul jox dëgg opposition bi te xanaa au moins opposition bi am na ay recours yoo xamante ni baal mais koo xamante ne Macky Sall moo lay fal Moustapha Niasse di la fal ñu lay fay loo xamante ni liggéeyoo ko yaakaar naa ne il faut que noonu da ngay mën a doxale d'accord Aliou dama ñaari question la amoon ma koy posé Aliou yaa ngi nelaw de waaw maa ngi nelaw des fois bu ma kiiwul bu ma yëngatuwul tuuti rek man damay nelaw du ma kii boo la dul bu ma yëngatuwul tuuti rek da ngay nelaw kon Aliou yëngatul mais Aliou bala ngaa yëngatu Pa Modou kaa jëlama benn sew joxal ma waa régie parce que seet duma leen woon ci affaire bi ñu lekk Pa Modou ñëwal nga jël benn sew jox ko bii bu mu dem de ban bu mu dem bii na fi toog mais Aliou il faut Pa Modou ñëwal dugg jox leen ko cameraman na ñëw dugg si jël benn sew yóbbu Aliou kon ay xëccoo lay am ñëw jël oui ma na am oui ma man maay jug joxe ko ça va d'accord laalu ma boobu waaw jël bii ñoo ko moom KFC rek dama jox ko Charles voilà dama jox ko Charles aja Aliou ati vas-y non mais c'est bien bravo KFC donc man dama doon laaj benn parce que bon dafa am ni ma gisee démocratie sang bi te gis naa ni da ngay évoluer trop ci yaatal démocratie gis naa ni ngay doxalee ci assemblée nationale te gis naa ni ngay politiquer en général moo taxoon sama xel nekk ci mbir bi ngay wax ci mbirum Ousmane Sonko bi fi jotoon a xew assemblée nationale c'est vrai que ñaari parti yëpp ci affaire u Adji Sarr Ousmane Sonko bi ñaari parti yëpp nee nañu yàkkamte nañu affaire bi gaaw am mais il se trouve que kenn ki ndaw si c'est une personne privée mais léegi xaw na public parce que ñëpp xam nañ ko léegi ñëpp a ngi wax turam mais keneen ki c'est une personne Ousmane Sonko en l'occurrence c'est une nitu public la c'est un homme public bu jiite kuréel boo xam ne wax dëgg yàlla troisième élection présidentielle moi j'ai toujours considéré que Ousmane Sonko tey fi ñu toll nii moom mooy le chef de l'opposition parce que moom la sénégalais yi donc votel comme troisième ci élection présidentielle yi ak presque 800 000 voix coow gi bari maam lu ma xalaat ci sama gis-gisu démocratie ma ne est-ce que xalaatoo ni Ousmane Sonko fi ñu toll nii ak coow gi ni mu baree te procès bi war a ñëw ci situation yi demee nii pour conserver la crédibilité de son parti waroon woon moom génn ci ay activité politique am xeexam ci wàllu yoon maanaam bañ a jiiteeti Pastef génn comme ni ñuy def ci grande démocratie yi génn bàyyi ay njoñam ci biir Pastef ñu contrôler Pastef continuer di assumer seeni organisation bi moom mu génn ci ba lijjanti lii mu war a lijjanti ak Adji Sarr ba lépp set ba lépp leer nañ bu ko yàlla dimbalee ci suñu njort bu rafet mu delluwaat bu fekkee ni gañe na mu delluwaat jiite Pastef parce que finalement
waaw pour terminer rek question la woon pour terminer parce que man gis naa ni loolu moo parce que nit boo jiitee kuréel yow personnalité yow yaay personne morale wu béréb bi ñëpp ci yow la ñu xoolee ci mbir mi te comme coow jib na te am na yeneen i nawleem yu mu bokkal biir Pastef est-ce que du xalaat mu génn moom Pastef suspendre activité mi Pastef jël présidence bi à titre provisoire mu joxe ko en attendant moom mu génn lijjanti problème moom ñu def seen kamtalaay kàttan ba procès bi gaaw ba ñu xam fu wanante di mujj ak gëttam et puis bu boobaa ñu dinañ xam ndax di lay delluwaat Pastef wala nu muy organiser mbir mi man je pense que loolu bu ko defoon pour sa propre crédibilité dina doon li gën parce que njiit noonu lay def surtout njiit bu wóolu boppam. waaw xam nga loolu tontu bi dafa yomb mooy yow ñu fekk la sa kër. comment. yow ñu fekk la sa kër kër googu moomal sa bopp. tuumaa la dara xamul ba xam dëgg la am dëgg ñu la génnal sa kër ba loolu leer nga doog a duggaat sa kër. gis nga Ousmane Sonko bu fekkonte ni maanaam yëfu privé la dugaluñ si benn politique kon fi mu agsi du fa agsi mais da ngay xool fa mu tàmbalee ndaw soosu ngay wax muy Adji Sarr heure bi mu génn amul sañ-sañu génn heure boobu noonu. ka ko jël yóbbu ko amul sañ-sañ ñëw fa kan moo leen facilité ba loolu am foofu mooy njëkk am ñoom ñëw foofu ngay laaj. kenn ki nee na la jarbaatu politicien la. dëgg la. jarbaatu est-ce que kooku defu ko pour que maanaam ñu yokk ko wala ñu def ko nangam. pour leneen ak leneen. mën na nekk xam nga yooyu yëpp mën na nekk. kon déjà politique dugg na si. ñaareel bi maanaam loo xamante pour dugg si lan moo tax maanaam benn suur télévision yi nekk ci Sénégal yëpp kenn ku nekk ñu yemul fi benn kàngamu APR ngir ñu défendre Adji Sarr ñaar ñetteel bi lan mooy si yoonu ki nga xamante ni mooy Macky Sall ba muy def RFI di si wax. te fi. xam nga ay questions yu journaliste ñëwee voilà mais d'accord naa. mais xam nga yu mel noonu bu waxee dañ yëfi privé la man sama yoon aussi en tant que président de détail yooyu doo ko def. léegi nag bu fekkente ni moom dafa nekk privé moom jëmmi Ousmane Sonko la mais ba muy dem foofu jëmu foon en tant que Pastef demu foon en tant que député malgré que waroon naa génn ndax député am na sañ-sañu génn heure bu ko neexee si couvre-feu ndax ñun ñu ñoo ko wote Assemblée nationale bokkuñu si yooyu. kon jàpp naa ni. yoon dafa am lu mu war a doxale mooy ñaar ñëpp daf leen a war a yemale. bu fekkente ni kee ñëw na te heure bi mu waroon na ñëwee du heure boobu ka ko fa indi heure boobu yoon da leen waroon téye ni leen kat da ngeen a violer couvre-feu bi ba pare loolu moo nekkoon yoon mais defuñu loolu. leneen li soppaan mooy ab xëy ginnaaw bi nit koo xamante ni tey dañ la violer bi la violer par yow yaa génn sa bopp bi yow yaa jënd reer dëgg la yow yaa def nangam ak nangam. kooku jàpp naa ni ñun dañuy jàpp ni ñun ni loolu normal te ñun li ñuy xamante ni moom laa gëm aussi ci diine mu sant ma ko en tant que kilifa diine dëgg la damay boole ñaar mooy kilifa diine gi ma doon l'islam wax ma ni ma pour ñu wax ni nit ki dañ ko siif da ngay am ay mandarga yoo xam ne ñeent ni lay doon yoo xam ne bokkuñu fu ñu jógee ñoom ñëpp ñu dajee fa te bu ñuy ñëw dañ koy fekk yow kenn ku nekk di def kenn loolu moom la ñu l'islam sant gisuñu loolu ñaareel bi rapport bi ñu am ñun ñu yor ko Assemblée nationale waxoon ci viol am na mais yow lan nga bëgg léegi da ngaa bëgg maanaam léegi ñu bañ koo xeex. jàppale ko ci waxuñu li ngeen jot pour teggi mbalaanu kii rajo waxuñu leen ni viol la waxuñu rapport bi ñu jot rapport médical bi. ak PV bi. waaw waxoon ne viol la. lu ñu wax dañoo wax si rapport médical wane ne ndaw si amul rapport. xam diggante nga saisinu procureur bi tamit viol waxu ko ci. maanaam dama ne rapport bi ñu jot laa wax député yi si lan lañ sukkandiku. mais xam nga député yi déggu may la député yi moom. mooy député yi rek ñoom dañoo bañ Macky Sall dañoo bañ Ousmane Sonko moom. ñoom moom dañoo bañ maam haine la diggante ñoom ak Ousmane Sonko dafa am benn haine bu am seen diggante ñoom nga nit ki waroo ko bañ. mais APR ak ñu ne foofu dañoo bañ Ousmane Sonko ngas ko dëgg yi mu leen di wax ak ni mu leen di def ak ni mu leen di génn xanaa xam nga yow may wax nii Ousmane Sonko tey waa APR ñoom ñoo ko produit mu nekk nii mu nekk nii. mais bu doon waa APR nii nga xam ñoo ko may benn kii bi nii kon Ousmane Sonko tey ji mais sang bi xam nga député yi bu ñu bañee Ousmane Sonko dans leur majorité mun nañ ko comprendre waaye sénégalais yi dafa am ñu bari lu ëpp 700 000 personnes yoo xam ne ñoo jël ci juróomi at def Ousmane Sonko nii mu def ni Sénégal votel ko ci ay élection présidentielle loolu mosul am ci histoire politique Sénégal ñëw def politique 5 ans nga nekk 3e ci élection présidentielle ba tey ñu naan yow yaay chef de l'opposition boo gisee ma poser la question bi mooy c'est par rapport ak crédibilité moom en tant que homme politique en tant que gis-gis bi nga xam ne sénégalais yi moom la ñu amoon ci moom par rapport ak li tax ñu doon votel ko ba am sympathie noonu ci kawam ba tax mu toll foofu ci niveau politique niveau de sympathie donc bu fekkee ne demee na noonu coow gi bari nii te ñu xam ne ni aussi même bu fekkoon ni am na ay
man xalaatuma ni complot la man pour man gars yi dañu profiter ci occasion yi demee nii pour mu gën ko mën a sànq parce que dañu gis benn ouverture boo xam ne Ousmane Sonko daf ko def. xam nga da nga wax ne léegi li am nii musa am si histoire Sénégal am na si histoire Sénégal ndax 2007 bul fàtte ne Macky Sall ci la génn créé parti am 2012 mu. non dama ne non da nga wax ni musa am si histoire Sénégal am na si quoi maanaam c'est-à-dire sénégalais moo am nu mu bindoo. sénégalais xamul injustice. xamul néewal doole dëgg la. mais tey jii may wax ak yow man bi may fal député dañ maa kidnappé. bi ma kidnappé Touba population bi dañoo xam ne kii dañ koy bëgg a néewal doole jaay ko doole man ak sama grand frère suñu Cheikh population bi ñuy gën di wat da taw wat nañ ba 22 heures ñuy wote. dëgg la tax que man ma mais loolu est-ce que man ni ma def noonu sacrifier seen bopp sacrifier seen temps muy taw ñu dem wote ji ba pare gàdd seen résultat pour que man ma nekk député ëgg naa ñu assemblée sax di leen trahir. dëgg la mais boo gisee ma doon wax lii rek foofu nag moo tax ma lay wax mooy. non man moom 5 ans la yàlla may ko mu am 700 000 voix mais loolu lépp taxul mu nekk chef de l'opposition chef de l'opposition bu ñu koy tànn parlement bi la ñu koy tànnee. non man wax loolu exemple la woon rek man je considère que moom mooy chef de l'opposition. temps bi mi may rattrapé ma def tuura ma yeggalee xam nga ma ko wax loolu c'est par rapport ak crédibilité am parce que am na ñoo xam ne ñi ngi naan mais Ousmane Sonko mais moo fa doon yóbbu boppam te loolu yow fi nga yóbbu sa bopp yow est-ce que da nga ko wax askan wi non man gëm naa ni man Ousmane Sonko ma tane te gëm naa ni Ousmane Sonko am na ñu bari moo nekk ñu bari ñu ci nguur gi non may ne am na ku defoon benn siège bu Patte d'Oie non xam nga man du ma chef de voilà xam nga amoon na fi benn photo yi Patte d'Oie waaw dëgg la photo yi ak benn soo benn mais li nga waxee dëgg la mais dama bëgg pour mu leer rek daal juste xoolal juste sang bi pour mu leer rek pour mën a sauver honneur am par rapport parce que am na ay gis-gis yoo xam ne moom la Sénégalais yi amoon ci moom parce que ñu ci bari affaire u viol bi intéressé wu leen li leen choqué mooy lan la fa doon def. mais il a expliqué. yaa ngi dégg non te am na yoo xam ne explication yoo xam ne tenirul sur rien du tout même bu fekkee ni sax man gaw ma ni ci loolu la ñu war a lu ma war a tax ñu votel nit man pour man su ma naree votel nit c'est pas parce que. xam nga daal man daal li ma jàpp mooy vie privée doomu aadama. non est-ce que moom la ma fa doon def. non kii bi rek laay laaj non déglu ma rek non man xam nga man. damay toog du jógee Pastef rek la problème moom. amul sañ-sañu garder crédibilité. amul sañ-sañu naan day démissionner Pastef tey amul sañ-sañu. non waxul démissionner day suspendre ses activités. mënut a suspendre en attendant xam nga lu tax. mënu ko def pour mën a préserver li mu jot a am. li mu soxla daal mooy. wax na ko dégg na ko li mu soxla mooy il faut que ñu dem procès. procès boobu moom la yàkkamti bu am. ñun ñii moom la yàkkamti bu am ndax bu ko amul. ñu teg yii ci baatam. du mën a dem élection du mën a dem campagne te fu mu dem ñu waar. est-ce que dégg nga li ma la laaj dégg naa baax fi nga wax. ma jox la sa temps de parole. ok dafa am foo xamante ne daf ma interpellé tuuti parce que ñun depuis le début de cette affaire là li ñu doon dégg moo di assemblée nationale dañu leen yónnee benn dossier boo xamante ne on parlait de viol. moom mu ñëw toog en tant que député et yore woon këyit yooyu nga xam ne député yi lañ ko jébal mu ne on n'a pas évoqué le viol dans ces dossiers là. le rapport médical donc le rapport médical bi nekk ci procès ci document bi laa la ñun dañoo jox ñun bi ñu jox ñun dañoo jox rapport médical boo xamante ni dañ ko def jox ñu maanaam PV enquête bi gendarmerie bi def ay photo ci biir mooy photo yi ma yoroon boobu laa lay wax man rapport médical boobu xam nga rapport médical bi bu ñu la violé day wane ni yow mii dañ laa violé rapport médical boobu binduñ ci kii dañ ko violé d'accord léegi en général xëy na yi PV yi ñu doon gis mu doon fuité yéen moom non bu fekkee ne loolu amul on dit que nañu lever immunité parlementaire nit bi député ci la base du viol te loolu amul si li nga xamante ne moom lañ leen di jébbal moo tax ma naan assemblée nationale président Macky Sall moom moo doon prôner le changement gisoon nañu assemblée nu mu doon doxee nit ñi goxi woon di ni mel ba taxoon dañ doon soofantal député tey jii bu fekkee ne le député est utilisé comme une arme de destruction il y a problème également et c'est très grave extrêmement grave ci dëkk bu mel nii. xam nga dama lay wax moo tax ma ne assemblée dañ ko war a sensé assemblée lépp lu Macky Sall indi dañ ko gaañ ñoom da nga koy gëm wote ko. noonu la ma sa demee. xamul baax na xamul baaxul. duñu ko lire amuñ soxla. mooy daal Macky soxla na. bu ne oyo ñu yëkkati bu ne yóoto ñu toog ñoom amuñu leen lu ñuy xalaat. mooy Ousmane Sonko moom dama laa xamal ne la bu fekkoonte ni si réew bu normal kese la lii du tax ñu dindi mbalaanu kiraayam. d'accord mais ñaata mbalaanu kiraay lañ dindi assemblée nationale mooy jamono nguuru Macky Sall li ñu dindi si mbalaanu kiraay assemblée nationale mosuñu ko dindi sax ci nguuru Abdoulaye Wade. kon jàpp naa ne am loo xamante ni normalul mbalaanu kiraay di bal ñu ko dindi dafa am lu wér lu ñu ko war a dindee mais ay affaire politiciens yi dafa war a ñaaw dafa ñaaw te am na ñu dindi si mbalaanu kiraay ñoo xam ne tey jii ñi ngi seesi tey conseil des ministres. di ñëw assemblée nationale ña ko dindi woon tey jii
ñoom tey ñoo koy wotee seen budget. xam nga loolu lu ko gën a gàccaat. mais tey jii may wax yow nii rek li ma lay mën a wax fii nii benn baay maa ngi koy dégg fii koo xamante nii bokkoon na si ñi doon woote pour que bokk ànd ak Ousmane Sonko. benn gis naa ko fan yi muy génn ngir que xam naa ne daa bëgg Macky Sall jëlaat ko ministre wala yu demee noonu benn boy. mais mooy ku xees ki wala. bon da xamu xees ñuul waaye daal ki nga xam ne dëkku fi. dégg nga. fii la dëkk kat léegi loolu mooy politique ñam la sant de. loolu moo lay wan ni la il faut que ñu xool ndax tey boo jëlee ministre de la république bii chef conseil des ministres malaanum kiraay ensemble ko lu nga ko dindee woon tey ña ko dindi woon tey ñoo ko wotee biir si assemblée nationale moo tax bi mu ñëwee ensemble ma ne ko tey jii ñii di la tàccu ñoo la toroxaloon fii nii dëgg la ma ne ko yéen bu ngeen amoon jom bu kii ñëwee da ngeen di daw ndax tey jii ki ma lay wax nii sànq nii moo taxawoon ci mur yi di tuumaal Idriss Seck mii nga xamante tey jii moom la Macky Sall bëgg mu nekk président de la république tey jii kooku dugg na ji gën a ko jigi foofu ndooleen di fayu ko loo xam fayu ko woon loolu moo tax kooku mer ak yeneen kon jàpp naa il faut que ñu arrêté affaire yi te bañu bàyyi li ñuy wax mooy askan wi ñoom saxuñu fi bu ñu melee nenn wala ñu tekki dara Macky Sall la ndax Macky Sall la askan wi tànn ñoom si jëm boppam ñu Macky Sall jël ci li nga xam moom la askan wi tànn jox leen ci ay moyens ñu am alal jox leen si dara ñu man di wax avant Macky Sall kenn mosu leen dégg ñu wax si ay plateau Macky Sall moo leen ko defal Macky Sall moomee nag ma leen ko defaloon bu demee ba jeexal ñoom te Macky Sall nekkutu fi dañuy torox loolu moo tax ñu def li ñuy def nii. d'accord mais man fi ma koy interpellé aussi mooy ci mbir moomu noonu parce que gis nañ déjà coow li ak ñi nga doon tudd sàng mu mel ni nar nañ ko jox benn suite maanaam benn ëllëg bu dossier wu Sweet Beauté comme ni ko ñenn ñi di waxee tey yow en tant que député ak ku nga xam ne dafa am foo bokk parce que def ngeen ay médiation yooyu ba sax coow li ñu dalal ko ñoom ñu ne faw procès am lan moo ci sa gis-gis ci mbir moom. dama lay wax fii lu wér mooy ñun bi nga xamante ni maanaam coow li ab na dañoo waroon a continuer ay manifestation xalifa général des mourides yónnee wax ni dafa bëgg ñu dakkal manifestation yi dana wax ak Macky Sall wax ak ñun wax ak Macky Sall la ñu sëñ bi santoon ñun nekk ba mu ko waxee automatiquement dañ ne ko li nga bëgg la ñuy def mu sant Macky Sall la mu ko sant am na lu mu ci jot a def mais li ñu bëgg ñun suñuy point ñaar ñoo si njëkk mooy nañu libre ñu jàppoon na procès am nu mu gën a gaaw même Ousmane Sonko loolu la wax na ko xalifa général des mourides nee na ko li ma bëgg man mooy procès am tam jaar yoon ba pare ñaareel bi mooy ñu génn ñi nga xam ñoom la tooñ si kaso bi xalifa général des mourides tamit noonu la ko waxee Macky Sall Macky Sall ni ko lépp lu ma ci man dinaa ko def procès dana am te ñun jàpp nañu si man dana génne d'accord mais non dafa am beneen bu des rek bi tey kii dafa am benn bu des ci laaj boobu noonu xaaral may ko dafa am benn bu des ci laaj boobu noonu parce que déjà boo xoolee mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr yeeg yooyu noonu xëy na président Macky Sall aussi am na lu mu ci yëkkati ci ay kàddu dégg nañ ko keroog mu ne manifestation buy dégénérer dootul amati ci réewum Sénégal mel ni sax kuy xupp ak dànkaafu loolu man maa ngay tontu rek mooy 2024 bu Macky Sall posé te candidat lu raw li fi amoon dana fi amaat te man maay responsable. jeex na Pape Sané loolu leer na. monsieur un peu oublié sax. tu as perdu le fil quoi léegi man li ma lay laaj honorable tey jii gis nañ ni que opposition même bu dee kenn la ci opposition bi muy Ousmane Sonko parce que man damay faral di wax benn mbir mooy que bu dee sax moom coalition benn député la mooy maanaam am na lu toll ni 60 wala 50 000 wala 65 000 sénégalais yu dajaloo jox ko seeni baat c'est-à-dire que am na lu mu tekk ci dëkk bi. waaw muy benn ñaar ma ne tey protection bi nga xam ne moom la député am président de la république amu ko ndax lan xam nga président constitution Sénégal rek moo ko protégé. waaw alors que yéen député les conventions internationales. ay union parlementaire internationale yéen da leen protégé. donc ma ne tey jii bu dee yombee na nii Sénégal ñi mën a yëkkatee nii malaanu kirlaay député surtout nag mu doon député ba nga xam ne dañ ne bokk na ci ñii nga xam ne ñoo jëloon ñoo nekkoon bokkoon na ci ñetti egsi woon en tête ci présidentielle bi mujjee génn tey muy jàngat bi laa ci bëggoon wax mooy maanaam tey dafa mel ni président Macky Sall la mu waxoon ba mu toogee 2012 mooy maanaam du am opposition parce que opposition dana fexe ba dana nërmeel dana fexe ba opposition dootul amati ci dëkk bi loolu muy benn tey nga yaakaar ni que lii nga xam ne moom la kaawu Adji Sarr bi jur ci wàllu dégâts ci wàllu incompréhension ci wàllu yeneen ak yeneen
est-ce que du ñàkk waxtaan da nga xam ne moom président waroon na ko am ak opposition mooy benn parce que yaakaar naa bu doon waxtaan dana am mooy maanaam amoon na ay canaux yi nga xam ne bu doon soxla tey jii par exemple wax ak opposition bi gis ku mel ni yow wala gis ku mel ni keneen mu dox tànku jàmm yooyu je crois que yii ni men du am mooy maanaam li nga doon wax sànq il faut faw nit taxaw régler diggante boobu ñaari d'abord entre ñaari leaders yi parce que kii dafa jàpp ni kële dafa complot la kii nga xam ne nag mooy jiite réew mi moom dafa ne effectivement mooy yoon kii ñu tooñ ak kii ko tuumal sénégalaise la donc dafa am yeleef ak xam donc tey jii président li nga xam ne moo doon dooleel président yi nga xam ne ñoo fi nekkoon mooy dañ doon am ay soupape de secours c'est-à-dire yu ni men bu amee ñu ne nañu wooyu bi tey mun na dara ci isaatin mun na dara ci diw ainsi léegi tey bu demee ba loolu yëpp amatu ko est-ce que yaakaar nga ne tey solution bi mooy ñu bàyyi situation bi dem nii di pourrir kii jàpp na ni que moom lii nga xam ne mooy justice bi gëmu ko ñii nga xam ne ñoo féetee nguur gi jàpp nañ ne que ala kuli al kii faw ñu atte ko dem ba ay ministre dem di substituer wu ci juge bi naan faw ñu dem procès alors que tey jii rien ne dit que procès mun na am parce que suba wala gannaaw suba juge bi mun na jël benn ordonnance de non-lieu ne maanaam lépp lu ñu ko tuumal amul est-ce que tey jii dialogue bii ngeen di wax di ko woote depuis bii président Fallo est-ce que tey jii ce n'est pas le moment président de la République taxawal un vrai dialogue avec les chefs de l'opposition mooy maanaam ñu wax ja nga xam ne day avancer loo réew bi et non wax ji nga xam ne day féewaloo réew mi. waaw xam nga li nga wax moom li ma si mën a wax rek mooy député assemblée nationale bu fekkee député boo xamante ni xam na ay droit ak ay devoir am li mu war a def dana ko def ndax ñun dafa am ñett sax loo xamante ni moom mooy bu juridiction internationale yooyu nga wax noonu ak constitution bu Sénégal ak règlement intérieur assemblée nationale yépp daf ñoo protéger ndax lan dañoo fal comme ni ñuy fale Macky Sall ñu wax ni ñu maanaam pour léegi suñu liggéey boobu maanaam dara bañ see maanaam yàqu wala maanaam ngay bañ di wax dara di si ragal wala ngay bañ ñu lay menacer wala ngay kii dañ la aar ba nga xamante ni diir sa mandat di am kenn du lu si mën a topp ci yoon xam nga kooku foofu la mën a yem ak yow. léegi nag li mën a am mooy lu dul flagrant délit te flagrant délit il faut nag ñu xam lan mooy flagrant délit mooy loo xamante ni fekk na ko xam nga yàlla buy def doomu aadamay def yow da ngay bàyyi nit ki te xool jëf-jëfu yàlla sonk àla kulli al bi ko yàlla bind neen nañ ko fii nga koy jaarle waaye dinaa la xamal ni la dossier Sonko bi ku si deful ndànk waxuma du dem de waaye ba dem dana la yóbbaale ku ci deful ndànk laa wax ndax dossier bi dafa mystique waaw dossier bi dafa mystique ci ban côté du ma toj yëpp mais ku si deful ndànk dossier bi du la fi bàyyi beneen bi mooy li nga xamante ni moom laa toftal ci li nga wax léegi mooy dama la wax may la il faut que am benn support boo xam ne Ablaye Wade amoon na ko mais c'est dommage dem si yàlla Babacar Touré nekkoon na ko ndax Sidi Lamine mi waaw ak Sidi Lamine yàlla na yàlla xare ñu mel noonu ñoo fi xaw a manqué ndax Babacar Touré bokk na si tey jii relation Macky Sall Idriss Seck dox na ko lu baree bari loo xam naa ko si Babacar Touré man mi daanaa wax ak moom ci lu baree bari ci sama diggante ak waa ji malgré que nit ñi dañuy defe nii dañoo am benn sama diggante mais teewul li may wax ni moom xam na ni sama rôle laa nekk mais xam na ni man awma lenn lu ma ko yéen lu baax mais ñi koy wër muy directeur yi ak ministère yi bëgguñu ko ndax dañuy koy yokkal ay noon ndax bu fekkente ne tey nee nga ko Cheikh Abdou Bara Dolly bi nga xamante ni yàlla moo ko teral bëgg naa ko toroxal ngir bëgg lu la neex junni Cheikh Abdou Bara Dolly dana am ak ñeneen ñu nekk sama ginnaaw ñoo xam ne dañuy gën a mare Macky Sall kon loolu il faut que moom mu bàyyi ko xel léegi nag ki war a dox diggante relation boobu pour mën a amaat pour mën a am confiance ak ñi nga xam mooy opposition bi pour ñu am benn dialogue boo xamante ni dialogue spécial lay doon boo xamante ni tey ay réalité moo si mën a génn am na ay propositions déjà yu ñu jot a def ñun ci dialogue bi boobu mi ngi si table ji léegi proposition boobu yëpp mais dana ko indi Assemblée nationale ndax dama lay wax tuuti noonu gis nga boo jëlee ci li nga xamante ni mooy code pénal bi dafa am lu grave lu si nekk loo xamante ni man tey laay wax sama assemblée parlementaire il faut mu dem une proposition loi Assemblée nationale boo xam ni ci code pénal bi dafa am benn article bu wax ni tey pour que maanaam nit def benn délit
bu ñu la xasee condamné déetoo da ngay ñàkk si droit civique ak civil. man opposition laa bokk nekk naa député damay dawal sama oto tey bu ma laaloon kenn mu faatu c'est obligatoire dañ may condamné. souvent damay perdre sama droit civique ak civil. maanaam c'est-à-dire loolu dafa yomb goo xamante ni dañ ko war a dindi ci li nga xam mooy code pénal bi. ba nga xamante ni tey jii pour que maanaam ñu mën a ñàkkaloo nit ki droit civique ak civil am leneen lay doon. mu di exemple détournement wala comme viol yooyu noonu mën a nekk mais nag. yu sew sewaan yi nga xamante ni politicien bu nekk mën nga see dox ba àgg si. ñu war laa condamné boo xam ne bu la xasee ne la condamné na la rek léegi dootoo am sa droit civique dootoo am sa droit civil malgré que sax am na ñoo xam ne mi ngi leen di rëcc ndax man gis naa ko condamné koo xamante ne nii nekkoon nag amoon na liste boo xam ne duggoon na si. xam nga mën ñoo contrôler lépp. mais yooyu yëpp dañ ko war a dindi pour que ñu sensé waat ko buñ koy boole ak li nga xamante ne mooy proposition yi nga xamante ne dialogue indi na ko pour ñu war ko indi assemblée nationale boole ko ak nouveau code électoral bi ndax code électoral 2018 jox nañ ñu ko barki démb mais gis nañ si ay njuumte yoo xamante ni war nañ ko dindi ndax tey ji Khalifa Sall ak Karim Wade tey yoon def nañ ñu mën a bindu si code électoral bi ñun yooyu yëpp après bool na ko si dialogue bu ko Macky Sall càmbaree nag ba ñu ko assemblée nationale danañ ko wote xool ba xam est-ce que maanaam loom li ñu si waxoon yëpp dëgg la wala baax na wala baaxul pour askan wi ko wote bon man ci fi mu waxee ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ngir ñu toog waxtaan kenn def intermédiaire mais dama lay